sama jooyu xol dem song ji ñi nga xamante ne ni moom mooy waa Xaybar yonente bi ne ko non non Aline wax ma leneen waaye sa desaan ñu gaa yaa nga génne naan Aline seetaatal mbir mi Aline daa dee aalu ne jox ma ordre ndeysaan yonente bi le prophète Mahomet sallallahu alayhi wa sallam daa dee joxe ordre ndeysaan Aline daa dee jël Fatou Bintou yaa Rasulallah daa dee jël teg ko si kaw gëléem ga ñu daa dee def convoi nag daa dee dem nag songante ak ñi nga xamante ne nii ñoom ñooy waa Xaybar ndeysaan mbokk mi Aline korok jaaseem ja dafay dagg di gor di faat nee na xaw ma de waaye daal li ma wér ba wóor mooy sama jaasi ji dóor naa xaw ma ñaati nit laay rey waaye daal gis naa ne boppa yi dañuy tasaaroo si benn xàcc bi rek benn dóor bi rek Aline dafay rey ba yàlla may ko jàmm donc korok Xaybar perte si ñi nga xamante ne ni ñoom ñooy waa kër yaa Rasulallah ñu daal di jëlaat gëléem ga di way di dellu si mbokk mi dellu si nañu gañe nañu li nga xamante ne ni moom mooy combat bi donc problème yàgg na am diggante jullit yi ak yéefar yi cette fois-ci c'est encore catastrophique avant pendant burka bi muy voile boobu nga xamante ne ni doon nañu ko tere ñu ne jullit yi duñu sal burka duñu def voile tey li ñuy wax lenn kese la moom mooy muuru restez chez vous li l'islam doon wax yépp ñu daal di koy accepter tey burka defar ay burka yu weex nag gis nga bii bu ñuul la black and white quand la lumière se reflète encore dans les mensonges mooy lu weex li nga xamante ne ni moom la ñu jëlaat indi ko pour indi wane la vérité ne burka daal moom mooy dëgg mooy lu weex yooyu noonu ñuy sol combinaison yi masque wu muuru comme burka yi mu muuru bët bi yëpp bët bi kese di feeñ sama jooyu xol mbokk mi loolu mooy li nga xamante ne ni moom la sunu borom wàcce fii pandémie bi pour àddina bi yëpp xam ñu masque wu lépp li nga xamante ne ni l'islam terewoon na ko ñu xam ne moom mooy dëgg ñoom ñu di ko dëggal masque la ñuy waxtaane masque la ñuy defar muuru la ñuy defar protection la ñuy waxal éloignement la ñuy waxal mooy la ñuy moyu lépp lu nga xamante ne ni yàlla bëggoon na ko alors sante woon leen ko ñu bañ ko fii mu nekk ni moom la ñuy santaane ne nit ñi ñu def lu ni mel sama jooyu xol mbokk mi loolu moom mooy avant pendant li ñu war a comprendre ne l'islam moom mooy diine ji nga xamante ne ni moom moo gën ci diine yi loolu du man maa ko firndeel wax ko mais moment yi nga xamante ne ni contexte yi nga xamante ne ni moom la ñu nekk wala sax ñu wax ne religion bépp bu nga xamante ne ni daf lay toppaloo yàlla dañuy muuru dañuy sellal man jàngu beex église beex Jéhovah beex protestant beex yàlla mi ñu tiim xam na ne ñëpp benn lañ ci man ñi ma xam ñëpp xam nañ ne man ñëpp laa jox cër ñëpp laa respecté waaw man ñëpp laa respecté man human being la donc voilà ce qui s'est passé ba mu demee ni nga xamante ne ni noonu la demee présentement kon mu nekk njàngale mu nga xamante ne ni njàngale mu rëy la leçon que nous devons tirer du coronavirus alors ñu ngi léegi ba léegi ci pendant affaire zèle affaire ceeb affaire masque am na beneen de ñetta lañu business yi nga xamante ne ni actuellement ni moom la ñuy def ci biir feebar bi quand le malheur des uns fait le bonheur des autres ndeysaan askan wi baadoola yi suñu taalibe yi ñu doon bañ ñu yalwaan yéen a ngi déggaat de suñu borom mooy ngand dëj moo xarañ de barke yonent bi ñu ne taalibe yi lépp ñu ngi ci l'islam à leur façon
taalibe yi du fi amee duñu ko fi defee duñu ko fi nangoo tëj jàkka yi tëj jaamukaay yàlla yi xoolal taalibe yi ñoom ñu nekk ay ponkali maami taalibe yelwaan ñaata milliards la ñu encaissé te ñun gisuñu milliards yooyu noonu xoolal ceeb bi ñu séddoo ko xoolal bu ñu taxawee ci télé bi wax ne nii la demee yow bul ko gëm man mii wax yow nii man mii boo ma joxee 10 000 ne ma séddale ko peuple bi man ma jël 7 000 yi jox leen ko jël 2 000 yi def ko ci sama poos projet yëpp noonu lay demee donc ñoom ñu ngi def fi mu nekk nii business bu rëy ci fen yi nga xamante ne ni moom la ñu gëmloo Sénégal présentement loolu xam nañ ko nattu bi ci xew li ci xew li ci kanam rawu li bët loo ci dëgg rek bu mu la yéem yii moo feeñ de affaire u ceeb beex yi moom moo feeñ am na yeneen yoo xamante ne nii mu ngi ci suuf affaire u zel bi waa ji boo ko gisee ni mu sonne ci affaire bi rek ak bëñam yu suufam yu deñ yi nii rek ak ni mu ñuy sonale rek ci affaire bii nii rek nga xam ne lii musiba la nattub yàlla nag mënut a weesu lii mbokk yi jàngaat leen ci mbir mi ne nattu yàlla mënut a weesu lu ni mel lii moom mooy nattu dëggantaan mbokk mi la situation actuelle est catastrophique situation bi xew actuellement ni dafa rek doy waar borom koppar yi ñoom ñooy gën a bëgg ay koppar di bëgg ay koppar di bëgg ay koppar te gis nañu ne koppar yi lu mu bari dañuy dee ñu bàyyi ko fi mais toujours rek ñoom yàlla natt na leen noot leen mbugal leen ci kaw suuf di leen toroxal ñuy daw pour xaalis di sàcc ay askan seen askan di leen ñuy sàcc seen askan ndeysaan baadoola yi tey nañu am ndam nañu siggi ci kanamu ñi nga xamante ne ni ñoom ñooy ñi leen jiite te xam ne ñi leen jiite ay monstre lañu plus que des francs-maçons ay monstre lañu ay monstre lañu ay muucukatu deret lañu duñu ay nit du loolu lan la yow milliards yi ngay dégg yow ci télé bi ñu tëj nit ñi ñi xiif ñi bëgg a lekk ñi bëgg naan mënuñu lekk mënuñu naan ñoom ñu di ci jël di kii def na lii kii moo jël marché ceeb bi kii lañ ko jox marché gel bi kii lañ ko jox marché ndox bi kii lañ ko jox marché alcool bi kii lañ ko jox kii moo gañe lii kii moo wax lii kii moo wax lii loolu mbugal la loolu nattu la loolu mooy yàlla di la toroxal ci kaw suuf ngay dundate deewaguloo donc la situation actuelle ça doit te permettre de comprendre exactement ce qui s'est passé et ce qui se passe et ce qui va se passer demain. Ok, on va parler après confinement. Sama jooy xol après confinement nag si laa lay préparer présentement bu ñu déconfiné mbokk mi yàgg dañuy génne si li nga xamante ne ni moom mooy déconfinement. mbokk mi ça va retourner comme avant tout va redevenir normal lépp day normalaat mel ni ki na mu meloon jàkka yi dinañu tijjiwaat politiciens yi dinañu waxaat hôpital dina gerewaat malaat yi dinañu malaataat xew yi dinañu amaat problème yi dee yi yeneen affaire dina amaat c'est la vie just know that and you have to prepare yourself because before this da ngay préparer waat sa bopp ci comédie théâtrale bi nga xamante ne ni moom moo nar a amaat après confinement. N'accepte pas d'être leurré, d'être emmerdé par des trucs de charabia ay affaire caaxaan. N'accepte pas, il faut refuser, continue à refuser. Be zen, xam nga, sois zen. Il faut avoir l'esprit posé, l'esprit tranquille. Il faut méditer sur ce qui se passe. Les imams vont continuer à te parler. Attention, point bu am solo. waxoon naa ko mais dama ko teel a wax waxal alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin téere bi li si ne woon du fa jóg jaamul sa borom comme ni la ko yàlla santaane imam bu tëj jàkkaax bu nangoo jullee bu julliwul yooyu yëpp sa yoon nekku si moom la yow la
sa bàmmeel moom bàmmeelam sama jooy xol. Ah, confinement, merci. Vraiment merci du fond du cœur. Je savais que toi, confinement, t'allais faire ma palabre à ma place. Confinement, à cause de toi, je mange avec mon mari. On regarde la télé ensemble. Confinement. Maintenant, là, on dort ensemble. À 22h déjà, il est dans la chambre. Confinement. Merci. Parce que nous, les femmes mariées, à un moment donné, on était devenues célibataires dans notre propre foyer. allo salaamaaleykum bonjour. maaleykum salaam. soxna si lu waraloon sa woote bi. xanaa di remercier coronavirus. ah corona du jàmm de. alaaji mi ngi nii toog ci sama wet demul dikkul doxaan amul dara amul alaaji yaa ngi ne. Ne commence pas à me faire le pied. C'est quoi? Lundi, on a fait. Mardi, on a fait. Mercredi, on a fait. Jeudi, on a fait. Vendredi, on a fait. Même le samedi matin. Je me suis dit, non, tu vas être fatigué. On a encore fait. Gars, dimanche, laisse-moi me reposer. Même Dieu, il a travaillé pendant 7 jours. Le dimanche, il s'est reposé. C'est quoi avec toi? Tu es malade. Hein? C'est la maladie? C'est quoi? J'ai même fait tout pour venir dormir. Je me suis dit, non, si tu me trouves endormi, tu vas me lâcher. Mais non, tu commences à me faire le pied. Je ne fais pas. C'est quoi? Je dors. sama jooy xol sa bàmmeel moom bàmmeelam donc amul raison benn yoon nga naan comme imaam yi te ñan jàkka yi man dootuma julli parce que non téere ba la fa newoon du fa toxu bañ ko tëjee dootuñu ko tëjee pour le reste de notre vie sax loolu du fa deñ yàlla la mu santaane woon loolu lay continuer di santaane ba léegi donc amuloo raison jàkka yi tijji nga ne dootoo julli koor gi ñëw nga ne danga doo oor wala nga ne weer wi nii nga waxaat lale parce que non loolu amuloo si raison loolu n'a pas sa raison d'être nga xamee ko noonu nga nekk si sa borom parce que yow li nga siy gagné yow yaa ko siy gagné ñoom sa compte daal lañ la koy defal du dañ koy def ñoom seen compte donc comédie bi laa ne buñ la si bëggee dugalaat moo xam sa yaay moo la si bëgg a dugal moo xam sa jëkkër moo la si bëgg a dugal moo xam sa jabar moo la si bëgg a dugal moo xam sa doom moo la si bëgg a dugal xoolal jamonoy confinement ni ñu muñe woon ñëpp yam ñun ñëpp ñu nekk ay baadoo la ñëpp nangul ñëpp xaalis amul ñëpp di ko wax donc ñu nangul loolu ñu dund si li nga xamante ne ni moom moo fi nekk partager le vidéo bi am na ñoo xamante ne ni lii dina leen yitewoo am na ñoo xamante ne ñoom ndeysaan ils vivent pour souffrir quoi donc yàlla moo leen sàkk ñoom ñuy dund di souffrir di am ay naxaru àddina di am ay problème donc ñooñu bu boobaawee nañ leen bàyyi rek ñoom ñu dunde comme ni nga xamante ne nii ñoom noonu la ñu bëgg a dunde quoi mais je pense que c'est l'occasion pour ku nekk si ñun jànge si mbas mii ak tey ak dal lu mënut woon a nekk mun na nekk li ñu lay wax di la lóore léegi nga comprendre ko li nga xamante ne nii alors ñu ngi koy wax di la wax dëgg nga xàmmee ko nga xam fi ngay teg sa tànk c'est très important donc après confinement bu ñu déconfiné ce qui peut arriver moom laay anticiper mun na amaat beneen kii surtout mun na ñu jékki saa rek alors waxaat ne feebar bi ñëwaat na parce que mbokk mi boo gisee sàcce yi di sàcce parce que dañuy am xaalis te duñu liggéey quoi donc bu ñu gisee ne defoon nañu caaxaan yi nii mu jàll ñu am si xaalis ñu commencé waat affaire bi doxul comme ni ñu ko bëggee woon mën nañu créer waat beneen façon boo xamante ne nii nit ñi dañuy dee kon xaw ma 2021 lay nekk wala si 2020 bi wala 2022 wala 2030 wala 2040 wala 2050 ils vont créer encore une maladie une autre maladie comme ils ont créé le sida ana sida laaj na leen ko comme ils ont créé l'Ebola ana Ebola laaj naa leen ko ana moustique
imprégné ana waa feebar yi nit ñi doon feebar amatul xanaa waa corona rek Sénégal imagine leen falsifié 2 décès ba pare nekk si ñu joxe si xaalis bu bari morga yi tey jii nii li ñu jëli ji si ay nit si koor yi nu mu toll si yeneen feebar waxatuñu si feebar yooyu noonu mbokk mi kon léegi mun nga comprendre lu bari par rapport à la situation actuelle fii mu nekk nii nag ku nekk yow yaay nekk sa magum bopp fii mu nekk nii ku nekk yow yaa war a nekk sa magum bopp ku nekk nag jot na nag pour nga xam ni ngay toje sa bopp jinax nan la dañ la daan nax dañ la daan lóore dañu la daan andil ay kilinkalang léegi xam nga nag léegi nag lu ne fàng nag kenn du ko jeex les choses sont là devant nous fii mu nekk nii li xew actuellement nii c'est la vérité pour ñi nga xamante ne ni yàlla suturaal na leen si ñi nga xamante ne ni yàlla bégal na leen yàlla may na leen yàlla namm na si ñoom li nga xamante ne ni moom mooy clairvoyance di gis-gis bu leer ñu gis gannaaw bu ñu déggee vidéo bi ñu partagé ko ba àddina bi yépp jot ko ba ku nekk nag xam li nga xamante ne ni moom moo mën a xew après déconfinement. Ne soyez pas surpris surtout bu ay mort commencé am Sénégal ñoom ñoo ko créé. Ne soyez pas surpris surtout buñ la waxee buñ la boo joxewlee lii duñ la jox ceeb aide yi ñuy joxe buñ ko joxee bu ne sois pas surpris am na lu ñuy def mu am si lu positif loo xamante ne ni xool naa ko gis naa ko te vraiment j'ai aimé li nga xamante ne nii gis naa ko si li nga xamante ne nii moom mooy coronavirus bii nii ma aimé ko vraiment mooy li nga xamante ne nii moom mooy cet ak cet j'ai beau rêver pour que Sénégal set nit ñi di bàyyi xel seen doom yi surtout xale yi nga xamante ne ni dañuy taxawaalu si mbedd mi loolu wax fa dëgg yàlla kontaan naa si torop mu am beneen affaire ma koy wax sama mbokk yi gannaaw bi ñu xoolee vidéo bi ba ñëw sama jooy xol tey sama wéetaay ci bis bii nga xam ne tey dama koy dund wéetaayu lan la wéetaayu kan la wéetaay bii nga xam ne moom laay yëg tey wéetaayu mbokk la wéetaayu xarit la waaye wéetaayu kenn la koo xam ne am na fu mu tegu woon ci der bu ñuul am na lu mu tekki woon ci der bu ñuul waaye kenn mësu ko yàpp kooku mooy Papa Diouf mu mel ni dañu xëy rek dégg ñu ne Pape dem na fan la dem ñu ne des na ci toolu xare bi nga xamante ne tey mën nañu wax ne ennemi bi corona la Pape Diouf nekkoon un célèbre mais nekkoon koo xam ne ci askanu der bu ñuul la bokk particulièrement sénégalais waaye mu nekkoon koo xam ne fa mu nekkoon ci biir tubaab yi joxoon nañ ko cër bu mat sëkk ab cër kon tey kooku bu dammee ci waar wàcc na waaye amoon nañu yéene Papa Diouf moomu buy dem wala bu demee àdduna bépp ànd gunge ko tey mu mel ni corona rek moo ko gunge kon feebar bii jaaxal na àdduna jaaxal na Sénégal jaaxal na ñun ñëpp tey suñu naxar loolu la tey sama naxar mooy Papa Diouf bii nga xam ne dem na ci moment boo xam ne kenn sañu la jege sa moroom kenn sañu la woo sa moroom kenn sañu la dem teewe ko kenn sañu ko gunge mu nekk loo xam ne metti na ci askan wi yëpp waaye ñu koy ñaanal ci barke yonente bi faa mu jëm yàlla na ko gënal fii mu jëm ndax àdduna noonu rek la waaye ji dafa wax ni boo guddee fan di nga wéet waaye boo gàttee fan di nga wéetalaate ñun ñooy wéetalaate wala ñun la ñuy wéetal yàlla rek moo xam kon maa ngi ñaan Papa Diouf boobu nga xam ne dem na ci moment boo xam ne neexul a gunge yal na yàlla dajale ko ak ay malaaka yërmandeem
ba ñu wecc la nga xam ne moom la ñu nësaroon si moom si barki Seydina Muhammad mu mel ni bi ñu jógee si Papa Diouf suñu bàyyi Golbert Diagne dem na waaye kat moom demewul si feebar bii nga xam ne mooy corona waaye mel na ni ca la demee ndax kenn sañul woon a dem ndax rassemblement yi la ñuy bañ kon loolu mu nekk tiis ci askan wi nekk métit si nun ngir lépp lu mu def jëmale ko si wàllu culture jëmale ko si li nga xam ne tey mooy originalité sénégalais particulièrement kon ñu ngi koy ñaanal moom Alioune Badara Golbert faa mu jëm yàlla na ko gënal fii mu jëm waaye may ñaanalaale di fàttaliku sama waaja du sekk du yaakati yàlla na yàlla yërëm ko yàlla na yàlla yeesal yërmandeem si moom ak suma mag jabaay Sidi ak suma wéejur yu baax ya ak suñu wéejur yu baax yépp yow mi may seetaan yow mi may déglu képp koo mas a ñàkk si àdduna yàlla na yàlla xare leen àjjana si barki Seydina Muhammad rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam waaye àdduna bii nanu xam ne du këri ba fi kon kenn ku nekk na yéene moromam jàmm kenn ku nekk na waxal moromam jàmm kenn ku nekk na xam ne li gën liy dëgg mooy mujj te mooy dee waaye kenn ku nekk na xam ne bu tëroo tëru na te dara dootu ko wàññi si kàttanu yàlla kon nañu yéenante jàmm nañu yërëmante tey waxalante lu rafet tey jéggalante te yàlla tax dimbalante loolu moo am solo te loolu rek moo fi des ana lan mooy ay milliards ana lan mooy ay millions lekk ba suur solo ba rafet rek lay jariñ te kenn ku nekk bu yëgee moromam dimbali ko rek mën na kaa am ba keroog muy wuy ji boromam kon ñu ngi santaat yàlla di julli yonent bi di jaajëfal ñëpp jërë ngeen jëf. voilà mbokk mi seetaan ngeen vidéo bi comme ni ko am waxe ñu ngi koy gërëm di ko sant vraiment toujours égal à lui-même macha allah am na ñoo xamante ne nii wax dëgg yàlla ñoom bëgguñu mukk feebar bii nii daa dee jeex waaw am na ñoo xamante ne nii bëgguñu feebar bi jeex parce que tout simplement peut-être seeni borom kër mu ngi seen wet ñu ngi gis seeni borom kër donc bëgguñu feebar bi jeex waaye nag nañu xam ne wax fa dëgg yàlla am na ñoo xamante ne nii tamit ñu ngi siy loru bu baax a 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 baax ñu ñaan rek te waxtaan ak seeni borom kër tamit xool xam ne wax dëgg yàlla li nga waxoon ne mënul nekk te mu nekk présentement ah bu feebar bi jeexee wax dëgg yàlla sa soxna na ngay ñëw si wetam ah wax dëgg yàlla ngay toog si wetam quoi c'est très important man li góor di def si mbedd mi di wëndëng ba fajar ndeysaan man loolu daf maa yéem quoi waaw yéen yàlla dogal na si yéen ngeen mën a am ñeenti soxna wax dëgg yàlla takkaleen ngeen di toog seeni wetu soxna beneen bi aussi mooy affaire boo xamante ne je le déplore vraiment ñi nga xamante ne ni dañu confiné wu si seeni ñaareel yi wala seen ñetteel yi wala seen ñetteel yi seen ñeenteel yi bàyyi aawa yi non loolu je le dis parce que am na ñoo xamante ne ni amuñu moyen génne seen kër dem si seen soxna yi waxuma ñooñu de mais ñi nga xamante ne ni bu ñu confiné wu woon si aaw bi dinañu rey seen bopp pour génn dem confiné wu ji si ñaareel bi ñooñu laay waxal ak ñi nga xamante ne ni seen jëkkër dafa confiné wu nekkul si ñoom ñu ne mois bi nga xamante ne ni duñ ko gis nañ toj dëkk bi ñooñu aussi maa ngi leen di xamal na leen attention mun nga nax ñëpp ba mu des suñu borom kon mbokk mi lii laa ne woon dinaa leen ko indil si li nga xamante ne ni moom mooy avant pendant après li nga xamante ne ni moom mooy corona virus mbokk mi bu ñu génnee si fii nag dinañ dugg nag si thème boo xamante ne ni mbokk mi thème boobu tamit thème bu yéeme la waaw gannaaw ba nag ay surprise dañuy ñëw bii dañu koy denc nag mu nekk surprise bu mag a mag a mag bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin bismillahi rahmani rahim allahu la ilaha illa huwal hayyul hayyum la taaxuzu sinatun wala nawmun lahu ma fi samawati wa ma fil ard man zal lazi yasfahu indahu illa bi izn yahlamu ma bayna aydihim wa ma xalfahum
ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.